bala ngeen a mën a xeex rek ñuy wax ay wax yu Sonko ay wax yu Macky Sall du ngeen ay patriote du ngeen ay patriote ay taalibe Ousmane Sonko ngeen ak i taalibe Barthélémy Dias mais bëggu leen réew mi ay nit ngeen bëgg Sonko ngeen bëgg wala Barthélémy Dias mais bëggu leen Sénégal bu ngeen bëggoon Sénégal Macky Sall ngeen di waxal mu abal ñu mais du ngeen ay doomi Sénégal yu diñ Sénégal feerul ci yéen parce que du ngeen wax mukk seen wax Sénégal bokku ci ay tur rek ngeen di génne Sonko Barthélémy Dias Malick Gakou Khalifa Sall ci yooyu rek ngeen nekk wala seen i sëriñ mais du ngeen wax mukk pour Sénégal du ngeen ay patriote bëggu leen réew mi bu ngeen bëggoon réew mi Macky Sall ngeen di jóg attaqué ko que mu jàpp Sonko mu jàpp Barthélémy Dias ci am que mu libéré leen ou pas le mal n'est pas là le mal nekkul ci ay jàppake bàyyi ak ay libéré Guy Marius Sagna le mal mooy kii jàppaate bés bu nekk di foowee xelu askan wi bés bu nekk mu teg ñu fitna di dugal kii di rocci fee di dugal fee di tëj di génne di def lu ko neex di gundaat naat kooku lañu war a fekk ci pale bi poñe ko benn yoon teg ko fële takk ko ba mu ne code dootuñu jàppati kenn ku bëgg réew mi noonu ngay xeexee loolu da ngay xam ne foofu la xeex bi ne dama wax bay bëgg a dee mais lu ma gën a wax di gën a grand yi kon du ngeen ay nit parce que xamu leen sax li ngeen di xeex lan la li ngeen di xeex sax xamu leen ko tey guddi gi Sénégal tey Sénégal fépp a war a boy Sénégal gépp a war a boy tàkk jëppët guddi mais safara yi ñoo war a leeral Sénégal tey amul station bu fa war a tàkk amul suba kenn ku war a xëy di liggéey lépp oto yi benn oto nag oto ku ci génn sa kër naan yaa ngi liggéey il faut ngeen jàpp oto yi sénégalais particulier yi xëy di liggéey te waroon a nekk ci xeex bi waroon a génn ci ful bi lank ne dañuy liggéey oto yëpp taal leen ko bu ngeen ko taalee gannaaw suba kenn du xëy ñetti fan lañuy toog Ndakaaru kenn du xëy français yi na Macky Sall takkal say bagage yéen xam la nu ngeen di xeexee oto yëpp na takk ku Sénégal ak tubaab ak ñëpp a ci yem bu leen ci épargne kenn képp ku nekkul ci biir xeex bi ne otom boy bu kenn génn transport en public bi paralyser leen ko port yi bu benn camion génn aéroport bi bu benn avion wàcc loolu noonu la ñuy xeexee bu ñu amee ay bal nañ ko dóor ci kaw nit ñi xool ba xam nañ dóor ci bal yi ci kaw nit ñi on va voir il n'ose pas lii mooy xeex bi Tamba Kédougou Ziguinchor fépp Thiès autoroute à péage bi fépp bu kenn dem bu kenn dikk loolu mooy xeex waaye ay libéré Sonko ay kërë léegi Macky joxaat na leen beneen yàq baaxte ngeen doon wax ci suba léegi dugal na ci Sonko maa ngi gis ñi topp Ousmane Sonko taalibe mi jóg ne bu Sonko fanaan ci kaso bi loolu du xeex bi bu Sonko fanaan ci kaso bi bu ngeen ko waxee mooy bu Sonko génn ñu dem ñibbi problème bi dafa jeex est-ce que xam leen li ngeen di xeex Sonko tey même bu ñu ko génnee bu subaa dina dugaat ci kaso bi Macky dina ko jëliwaat parce que Macky xam na ne du ngeen ay nit xeex bi du toog rek di xeex bu ñu nee ciix Sonko ngeen na bàyyi leen ko mu joxaat leen ko ngeen dem ba yàgg mu ne waat ko ciix ci kaso bi joxaat ñu ko kërë pendant ce temps Macky Sall mi ngi fi jógu fi na fi jógee na dem c'est le moment où jamais Macky Sall abal ñu génn na Sénégal bu mu dugaat ci biir réew mi lu mu ko jaral nañu ko moom du ko fekke de ay doomam duñ ci dee moom du dee dem na yoonam ay Antoine Diome la fi bàyyi fi dégg nga maam ki nga xam ne mooy chef d'état-major général des armées bi bàyyi fi le haut commandant de la gendarmerie bàyyi fi le directeur général de la police ñoom ñooñu la jël teg leen fi ñoom seen njaboot yi ñëpp a ngi ci biir réew mi ñoom bu ñu rey ñoom la ñuy rey ñoom kuy dee ñoom ñoo dee Macky Sall mi leen jox ordre bi déewul yoonam nekku ci dégg ngeen wax ji yéen nag bu ngeen def fii ba sénégalais yi jóg ci seen njaboot yi jóg ci seen kaw da ngeen xam ne lépp dëkk la Macky Sall moom génn na réew mi ak njabootam sécuriser na leen ba noppi di leen jax ay ordres yoo xam ne ce sont des ordres suicidaires mënu leen a dresser tout un peuple contre sa volonté mënul nekk c'est un suicide vous êtes en train de vous suicider yéen sur toute la chaîne du commandement à partir du sous-préfet du préfet du gouverneur du ministre de l'Intérieur du directeur général de la police du haut commandement de la gendarmerie du SEMGA le chef d'état-major général des armées le ministre des forces armées le ministre de la justice le procureur général yéen ñii laay wax yéen seen njaboot gaa ngi ci réew mi Macky Sall moom dem na yoonam moom mi joxe ordre yi saa yu réew mi tàkk du ko fekk bu ngeen dof la nag te là c'est imminent si je vous le dis il faut me croire c'est imminent bàyyi leen di personnaliser ay combat ay wuy man booy Barthélémy Dias la wuy man waayu Ousmane Sonko la wuy man Khalifis la seen wax yu dof yooyu du ngeen dem fenn du ngeen ay nit arrêtez ça soyez des citoyens de ce pays point c'est tout c'est pas la vie de Ousmane Sonko qui est menacée encore moins celle de Barthélémy Dias ou de Malick Gakou c'est la vie du Sénégal qui est menacée merde c'est le Sénégal qui est menacé ngeen wax ay wax yu nit excusez-moi je me suis emporté parce que à force ngay wax ak nit ñi da ngay naan ñii est-ce que nit lañu da ngay gis ñu tudd ay tur naan wéy Khalifa booy kooku tudd nag am na ku koy supporter yéen ñëpp ay coggu ngeen
ku ci nekk rek yaa ngi topp ci nit parce que saaku ceeb bi mu lay may wala benn xarit tabaski parce que budget bi la yore parce que moo séddale fii parce que jox jël utal na la benn liggéey fii parce que mi ngi ci mairie bi am na lu mu lay compal parce que ay xar ngeen ci yooyu ngeen di dund du ngeen nit diñu leen bu ngeen amoon dignité da ngeen di gëm seen bopp gëm Sénégal xam ne lu ngeen am Sénégal moo leen ko war a may mais du ay nit. waaw c'est normal parce que amu ci kenn ku sa bàyyi di jur ak sa ndey di la suuxat ci bëgg réew amu ci daañu la suuxat ci bëgg sëriñ daañu la suuxat ci bëgg sa bopp daañu la suuxat ci bëgg say mbokk waaye amu ci kenn ku ñuy yar ci bëgg sa réew du ngeen ay patriote moo tax Macky Sall këf réew mi téeku waaye benn patriote yi fi nekk préparez-vous guddi gi tey bu kenn nelaw waxoon naa leen sànq ne leen xeex bi day soog a tàmbali xeex bi c'est pas la fin sànq wax naa leen ko ci sama live mujj bi ne leen xeex bi jeexagul day soog a tàmbali amul arrêt moo tax Mali raw ñu Guinée raw ñu ñoom ñëpp dem na dëkk yi nga xam ne ñoom ñëpp dañ daan ñëw Sénégal léegi kenn dematu fa parce que du ngeen ay nit ñëpp maanaam nit ñi dañ leen jëppee yéen Sénégalais bu ngeen ko xamoon ndax ñàkk fayda gi ngeen ñàkk fayda Mali ña ngay dem seen yoon Guinée gis ngeen ña fa nekk am ful la ci armée ba dañoo jël réew mi téye ko mais parce que ña nekk ci armée Guinée ba bokkuñu ak traître yi nekk ci armée sénégalaise bi fii ay lâche fi nekk ay lèche-cul des hommes corrompus gëmuñu seen bopp parce que ñooñu tamit ci yéen lañ jógee ci askan wi Sénégalais yi duñu ay nit gëmuñu dara corruption koo ci may 100 millions mu rayal la ñëpp c'est triste mais je sais que je peux compter sur mon peuple je sais que je peux compter sur certains Sénégalais pas sur tous mais am na ñoo xam ne dinañ taxaw résister parce que réew mi am na ay combattants am na ay patriotes am na ñoo xam ne dañuy xeex ngir démocratie bi mën a taxaw parce que xam nañ ne seen jàmm ëllëg seen jàmmi doomu ëllëg ni ngi ci réew mi ñëpp yem ci àq ak yelleef yi bis bu ñu demee ci réew mi ba am nit ñu am doole ba sëf ko ñi ëpp ci nit ñi ba teg réew mi ci seen i bëgg-bëgg bopp di ko doxal wallahi al azim da ngeen ko rëccu xamu leen lan mooy dictature yéen xamu leen ko Sénégal Macky Sall moom la bëgg a teg bis bu ngeen ko tegee da ngeen ko rëccu nañ diaspora bi nag yéen laay waxal yéen a dàq seetaan ay live diaspora bi yéen moom ay expert ngeen il faut ma dal leen yéen tamit benn waaye wax na ko sànq ci live jiji bi li tax yëf yi yomb Sénégalais yi duñ jóg di xeex mooy western yoon yi ngeen di yónnee rek weer wu dee ngeen yónnee dund yi ngeen di yónnee moo yomb ñu jaaxaan di lekk rek na page seen i jeex wax naa leen ba tey tant que yéen a ngi yónnee alal muy jógee bitim réew di dem Sénégal ñu koy jëndee ceeb ak diw di lekk du ñu mas a xeex il faut que ngeen arrêté loolu mobiliser xaalis boobu def ko ci ay mobiliser ko mu nekk fond de combat contre Macky Sall yàgg naa leen ko wax ngeen lànk koo jox mu ne boo yónnee lu ñu lekk suñu mbokk waaw c'est bien yeneen yónnee rek kenn du ci xeex parce que bu weer bu dee lépp ñëw ñu lekk toog teg bool yi naan seen i ataaye dem siyaare ji tant que yéen diaspora bi amu leen conscience ne xaalis bi ngeen yónnee Sénégal moo tax sénégalais yi du ñu xeex parce que sonn nañu du ngeen mas a am li ngeen bëgg xaalis bi ngeen yónnee Sénégal dañ ko dajale yëpp mu nekk benn fond de combat dajale ko mu nekk ay milliards ñu téye ko xeexal ko Macky Sall ba mu abal ñu réew mi mais du ngeen ko def da ngeen ko yónnee ñu koy lekk ceeb ak ñi koy lekk ñu ngi ci kër yi tëdd kenn du génn du ngeen ci woo kenn bu mu génn avec ça ngeen bëgg lan il faut que la diaspora finance la résistance il faut que la diaspora ñoom ñi nga xam ne nekkuñu ci réew ma mënuñoo bokk ci xeex bi mais yëf yi yitteel na leen ñu dagale seen i dërëm ak dërëm dagale ko ba mat ay milliards ñu finance résistance mais duñu ko def de ñoo fi dàq dugg ci ay live di wax ak di la woo di la envoyer message ci suuf di la ratatatatat dara foofu la ñuy yem yéene wuñu 10 francs bu ñu yëkkati def ko ci genn kees na dañ koy xeexa ji kenn du ko def boo woote woon doo gis kenn il y a 1 an laa leen ne arrêté leen yónnee xaalis Sénégal wax naa ko samay live wax ko man mais comme su may wax ñaare ñu bari dañuy déglu rek dem seen yoon Sénégal ñoo fi dàq déglu waaye déglu ak dégg bokkul li tax Sénégal ba léegi mënuñoo xeex mooy xaalis bi jógee bitim réew di dugg Sénégal immigré yi li ñuy dugal Sénégal sénégalais yi di ko lekk di ko dundee xaalis boobu moo yor Sénégal mais Macky Sall liggéeyalul Sénégal lu tax sénégalais yi mën a dund ndax li am ci réew mi téye na ko li fa dese kus néew nit ñi di ko lekkandi ba réew mi mënut a tàkk ba Macky Sall abal ñu loolu mi ngi jóge ci diaspora bi bu diaspora bi toogoon 3 mois yoo xam ne ñi nekk ci diaspora bi yëpp dañoo manko dégg sama wax ji téye seen loxo bu seen mbokk yi woote ñu ne amuñu lu ñu yónnee téye leen ko ñetti weer Macky day abale réew mi day dem Sénégal mooy nekk ci crise kon caabi li ñu gën di Sénégal mi ngi ci loxo diaspora bi mais diaspora bi dañoo lank duñ ko def kenn mënu cee toog ñetti weer yoo xam ne yónnee woo xaalis sa kër dañuy lank duñ ko def parce que ñoom jàpp na ne seen kër yi waru ñoo mar waru ñoo xiif
te xamuñu ne xiif googu ak mar googu ci la solution bi defar Sénégal di jóge ba ñu nekk diaspora bi dootuñu yónnee waaye dañuy ñibbi Sénégal liggéey mais sacrifice boobu ak jaayante boobu nga xam ne moom la yàlla di def ci lépp nanguñoo jaayante dara ndax bëgg lu yomb Sénégalais yi duñ jaayante lépp loo gis dafa am njëg am prix waaye njëg googu nga xam ne dana metti ci say mbokk mekk ci ñëpp ñetti weer yoo xam ne 10 francs Mali diaspora bi du ko yónnee Sénégal dana metti ci Mali metti ci mbokk yi metti ci ñun ñëpp suñu mbokk yi waaye metti boobu mënta ñàkk mooy indi bànneexu ëllëgu sa réew mi su ko defee Macky Sall moom metti boobu da koy yëg ndax koom-koom bi jóge ci diaspora bi di ay milliards weer bu nekk du dugg ci réew mi loolu dafa am njeexital ci koom-koomu réew mi dafa am njeexital ci dund gi nit ñi dund dafa am njeexital ci yaafuus gi nit ñi yaafuus ba lu ne Macky Sall di leen ko sëf jël seen alal lekk ko duñ ci kaas parce que dañ naan même bu ñu xañee alal ji nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk te waroon cee am suñu wàll bu weer wi dee Modou Ndiaye ba ca Italie moom dana yónnee paata xulle ma ca Amérique dana yónnee paa yi ñoom nan lañu def toog mu jox nattaale seen i jeeg takk seen ñeenti jabar bu ngoo dañu teg bool bi ku nekk dugal sa yoxo boo noppee yor ko ci ndoxam raxasu mi Macky Sall moom ma ngay gundaandaat ak i nitam xañ leen lépp parce que bool boobu ngeen teg ci kër gi te ki koy joxe nekk ci diaspora bi bu téyewul loxoom Macky Sall du ñu abal mukk téye leen seen loxo bu kenn yónnee Sénégal 10 francs Mali dajale leen ko def ko ci seen i compte moment venu daañu ko organiser yëpp ubbi benn compte bu sécurisé wu boo xam ne compte bi pour combat la ku ci am loo yónnee Sénégal nga bañ ko faa yónnee def ko foofee loolu moo gën a nekk farata réew mi dafa soxla ñu financer résistance bi financer xeex bi xaalis bi ngeen di yónnee ñu di ko jëndee ay ceeb ak diw di ko lekk di ki takk ay jabar ak di ngénte ko yu kenn xamul màggal ak gàmmoo ko cant du farata mooy Macky Sall wàcc ñu te Macky Sall wàcc ñu gi ay wax rek du ko fi jëlee dafa laaj ay moyens pour financer le combat de la résistance pour libérer ce pays la démocratie la liberté pour sauver le Sénégal lii mooy priorité bi wax naa ko waxati ko mais dañ lay déglu mais duñ la dégg parce que fi ngay waxee xamuñu ko il faut nga dem ba toj yax bi ñu soog a comprendre arrêtez d'envoyer de l'argent bu kenn yónnee ci 10 francs Mali Sénégal du gàmm du màggal du cant du dara du kër yu ñu war dépense bañ leen na courant yi coupé bu ñu fay ndox yi wallahi azim bu ngeen ko defee weer bu ngeen toogee weer woo xam ne kenn yónneewul Sénégal ñu coupé courant kër yëpp coupé ndox yi ñoom doo leen ñooy génn Sénégal mbedd yi day fees dell añ jot bool tàkku ci kër gi cin tàkkul ci kër gi kenn du añ def leen ko ngeen xool weer waxuma ñetti weer de weer rek kër yëpp cin du fa tàkk ngeen xool kenn du xeex kenn du génn Macky ci boppam moo ñuy abal parce que Sénégal ñun diaspora bi duñ ci wax soo waa Sénégalais yi ñooy génn mais Sénégalais yi duñ génn xam nga lu tax parce que dañuy añ ak reer rek a ndékki añ ak reer ndékki bi fu mu jógee yéen ñi nekk diaspora bi nga xam ne dang-dang yi sedd tàngoo rek lépp ci yem risque yi ngeen di jël pour am as tuut ak condition yi ngeen di dundee ay dund yu bon amu leen ay kër yu baax amu leen ay dunduwaay yu baax lekk yu bon ngeen di lekk ci diaspora bi di buuxante dund wu xat amu leen i këyit ñu fitnaal leen liggéey yi gën a métti ci diaspora bi ngeen di liggéey yu bon seen santé du ko fekkee ñu leen ci fay salaire yu dee yu bon salaire yooyu mënu leen ci yu dund yéen salaire yi ngeen di am diaspora bi ñi ëpp ci ñuy yónnee Sénégal salaire yi ñu am ca fa ñuy dundee dëkk boobu salaire yoobu buñ ko doon utiliser seen bopp sax du doy mënuñu cee am kër gu baax dund gu baax am ci oto am ci assurance ki am ci yëpp mënuñu ko ci ba noppi nag ñu ciy comp nag di yónnee Sénégal dundu leen yéen waa diaspora bi da ngeen di liggéey pour ñu nekk Sénégal di lekk li ngeen di liggéey te ñooña li leen naqari ñoom ñoo leen ko teg ndax ñoom nanguwuñoo xeex ànd ak yéen ci xeex bi pour jafe-jafe yi ngeen am ci bi diaspora bi wàññeeku mooy lan mooy ki nekk ci kaw bopp réew mi tey lekk alal ji xañ leen ko di leen jaay doole te ngeen koy xeex yéen waa diaspora bi bés bu nekk kooku wàcc te kooku la koy wàcce mooy yéen ngeen téye seen loxo parce que wax ngeen seen mbokk yi ba tey jóg leen xeex ñu lank na duñu xeex waaye bu weeru dee ñoo lay njëkk a woone la yónnee góode dépense bi dafa manqué ndox meeg courant beeg ordonnance beeg yooyu yëpp yow yaa koy yónnee yow yaay mbaam bi yow yaay esclave bi lii ba kañ engagez-vous vous êtes des patriotes yéen a ko wax dëggal leen seen bopp am réew deesu ko tabax ci naïveté comme Khalifa Sall déedéet nit du naïf ku bëgg dara il faut nga def dara wallahi alazim waan du ma yónneewul du ñu lekk bu ñu lekkiwul dañuy dee ah sama doom bi dafa nekk sama jabar bi sama papa ak sama yaay kër dañuy dee mais il faut faire un choix léegi kon loo bëgg di leen yónnee ñoom ñuy lekk waaye Macky Sall na toog ci kanam bisimilah bu fekkee loolu ngeen bëgg nañ ko continuer kon jëlu ñuy laaj jëlu ñuy wax yéen il faut ngeen di yónnee parce que seen mbokk il faut que ñuy lekk mais lekk boobu ñuy lekk moo tax du ñu xeex kon na fi Macky toog na jàpp Sonko def ci kaso bi na jàpp Barthélémy na rey ñëpp toog jël dànqaase gu toog ngeen di liggéey yéen comme ay esclave ci Europe di raxasi plate ki di fomp duusi tubaab ki liggéey yu bon yi ngeen di liggéey di dëkk ci foyer yi lekk yu bon
koo ci romb bu la rombeeg xetam doo ko bëgg doo mën a noyyi ndax dundu leen li ngeen di gagné ci Europe mën leen cee am appartement bu baax dund gu baax koo ki dem këram doo naan ndoxam ndax lan lu mu liggéey yónnee Sénégal ñu lekk ko def ko ci douche yi ak cabinet yi du ngeen ay nit engagez-vous que chacun dit moi je m'engage à ne pas envoyer de l'argent à partir d'aujourd'hui tant que Macky Sall mi ngi ci kaw bopp réew mi du ma yónnati xaalis nañ la mere dañ la yàq lu ne yoruñu sa wërsëg mënuñu ci yow dara Sénégalais yi mënuñu ci yow dañ la ñoo fi dàq xoxate ay wuy ay doj xaw ma lan parents lii ay caaxaan la yooyu yëpp ay caaxaan la yooyu yëpp pour mën leen a duñe rek mag ñi ñoom ñi ngeen a pàgge seen i jekk yéen a liggéey di leen jox ñuy dunde lànk leen da ngeen dund ba dee du ngeen am dara amu leen kër mun leen am jabar mun leen a dund mun leen a fondé foyer dara mënu leen ko lu ngeen am yónnee ñoom ñu lekk ko Macky Sall moom di dagale ay milliards am ànd ak ay nitam ñu lekk ko ñoom ñooñee waroon a jóg xeex tey nekk ci xeex bi Dakar gi waroon a fees dell ñoom laa gis sànq ci VDN bi ñu demoon liggéey ñee dem ak ñëw ñooy seen oto ñu bare VDN bi ñuy kaas man leen ñii di kaas yéen mën leen a xeex oto yi taxaw di kaas oto yëpp seen pare-brise yëpp waroon a toj oto yëpp waroon tàkk parce que ay traité la ñoom ay lâche lañ bu France na woon cëpp tey Sénégal di ko attaqué ñoom ñoo ñu gis kenn du ci xeex su Guinée wala Gambie wala Mali attaqué woon Sénégal borom oto yooyu nekk seen oto yi kenn du jël soxna damay défendre sama patrie duñu ay patriote ay lâche lañu ci seen bopp lañu nekk ak seen i jéeg yu ñu nappaage seen alal la ñu toppatoo seen i liggéey seen njaboot xeexul lu ñu réew mi xeexul lu ñu démocratie bu Macky Sall doon rey démocratie bi seen yoon nekk ñoom ñëpp ay traité lañu ils méritent tous la pendaison tous seen oto yi bu leen épargner yéen xale yi nekk ci mbedd yi képp ku yéen oto di daw ak ñëw te xeexul oto moom na wàcc oto bi na wàcc réquisitionner la voiture na tàkk oto yi moom da ngeen di xeex par force wala ku nekk toog sa kër kenn du génn di liggéey di wut xaalis réew mi mënut a nekk di na sax démocratie bi ñu di ko na saxal ñu bëgg ñoo takk mbubu njaam am ñu nekk seen bopp di xëy naan dañuy uti alal kenn du fi ut alal na lépp taxaw ba démocratie bi taxaw ñuy soog a kenn ku nekk mën a uti loo am bu dul loolu oto bu mu daw oto bu fi génn di këy tàl leen ko man maa leen ko wax c'est comme ça qu'on fait la guerre dem leen ngeen xool Vietnam yi ba leen américains yi sonné naka lañ guerre dem leen ngeen jàng comment les Vietnamiens se sont battus contre la première puissance militaire du monde les États-Unis dem leen ngeen xool comment ils ont gagné la guerre contre les Américains les Vietnamiens dem nañ bu yàgg voilà les patriotes mais yéen ay traître ngeen parce que du ngeen xeex ba ma ko fi waxee ba léegi bàyyi leen envoyé xaalis mat na 6 mois jamono bii su fekkante ne woon def ngeen ko kon Macky abal nañu bu yàgg mais da ngeen di bëgg dara waaye la ngeen bëgg njëg ga muy laaj du ngeen ko ci nangoo def waxaale rek kola baan si li dafa seen wàññil ma ko boo ma ko mënee may sax waxaale rek yéen du ngeen fay njëg mukk da ngeen di bëgg dara waaye pare wu leen pour fay njëg li ngeen bëgg mooy Macky wàcc ñu li ngeen bëgg mooy liy ball ci réew mi richesse bi rek alal ji nekk ci réew mi ku ne mën nga jot sa jot li loolu ngeen bëgg loolu dafa am njëg ji mooy fexe ba ci nekk ci réew mi di leen ko xañ ngeen fexe ba mu jóge fi ci nii wala ci naaw comme élection du ko fi jëlee wote ngeen ba tàyyi mu sàcc seen i élection manifester ngeen ba tàyyi mu génn ay nit rey na Sénégalais yëpp bañ a lekkati bañ a naanati loolu moo gën a gaaw di réew mi amul alal sàcc na lépp la fa nekk kus néew ci alal diaspora bi ñooy liggéey weer wu dee la ñu am kus néew ñu yónnee ko seen i mbokk ñu jëndee ko ceeb ak diw saaf ko teg ku nekk yor sa loxo am ci ñetti dank boo noppee yor sa loxo ci raxasu bi mel num raxasu ku nekk dugal ci sa loxo raxasu mu niin bat tilim ci yooyu ngeen di dund du ngeen ay nit bu ko defee nag ñu jóg ko daanu rek bu jàppee tey Sonko suba Barthélémy Dias gannaaw suba mu jàppoon Khalifa Sall Karim Wade bu gannaawaat suba mu jàpp ma wala gannaaw mu jàpp keneen ngeen Guy Marius Sagna libéré seen libéré googu daf maa soof boo tax man du ngeen ma dégg mukk ma libéré parce que loolu du xeex bi xamuloon li ngeen di xeex nekkuñu fi pour ay libéré ay nit ñi ngeen di naan nañ leen libéré réew mi nañu jàpp en otage buñu jàppee réew mi kay jàpp ñëpp mais bu ngeen bañee ñu jàpp kenn ba ngeen naan libéré da ngeen di fexe ba libéré Sénégal amu fi ku ñu fi libéré du Ousmane Sonko la ñuy libéré du Barthélémy Dias du Khalifa Sénégal moo nekk en otage Sénégal moo nekk ci kaso moom la ñu war a libéré doom yi ko war a libéré nag ñoo taxaw lànk na duñ ko def di layamee ko di wër-wërloo c'est ça la vérité. réew mi li fi nekk ci ay tànt ay gàmmoo ki màggal ak cant waaye doo ki taxaw benn tànt dégg ka jiite tànt ba ka woote ne day leen bëgg réew mi xubbul watani min al imaani na ngeen jël seen bakkan bi teg ko ci seen réew jàmmi réew mi kat mi ngi ci justice mën a am jàmm réew mi mi ngi ci démocratie bi mën a samp jàmm réew mi mi ngi ci kenn ku ci nekk sa àq ak sa yelleef ñu sàmmal la ko bu ngeen demee yéen réew mi bañ kenn nag leen koo xañ na ngeen jóg taxaw jël si seeni jaas yi ñun ñëpp ñu àndandoo xañ kooko dundam ndax xañ ko dundam moo gën a nekk farata mu xañ ñu suñu dund ñun ñëpp doo dem ci benn tànt ba fekk ko fa sama maama man sa maam sama maama defoon lii sama maam képp loolu du patriotisme patriotisme bëgg sa réew nekk sa doomu réew nekk ma réew
ab citoyen bu bëgg réewam kooku du ngeen doom ci benn tànt ba fekk ko fa suñu mag ñi baax ñi rek bu dóor ci kaw mag ñi baax ñi bu ñu baaxee tam seenu mbaax yóbbaale nañ ko mag ñi baax ñi ñoom baax nañu waaye anañu nekkatuñu fi dem nañu yóbbaale seenu mbaax am ñu toog fii nag bëgg ne nangu ci baaxu mag ñi baax ñi di ci nappaage seen i jeeg di ci dund di leen nax réew mi na sax baadoole yi di gën a bari ànd ak seen i Macky Sall yooyu di dund di puus muy dox ngeen taxaw di xoole ba kañ teg ko ci kaw mag ñu baax ñi boo waxee ñu day saaga mag ñu baax ñi kenn du leen saaga parce que ay mag ñu baax lañ ña nga ca bari sàq toog di xaar bisu penc lañ defal yàlla lépp bu ko yàlla nattee muy lu baax mu fay leen ko ñoom ñi fi nekk nañu xool lan lañ defal yàlla ñoom waaye nag nangu ci jëfi mag ñu baax rek par procuration bëgg cee dund Macky Sall ànd ak ñoom ñu noot askan wi ngeen ne kenn du ci wax dañ ciy wax suba ba ñu wàcc ñu ñoom ñëpp kon maa ngi ko fi yemale parce que amuñ jot sur le front diaspora bi mobiliser les moyens Jiji tout ça regarde donc comment on peut organiser la collecte des moyens li war a dem Sénégal bu fa dara demati te bu ci kenn yërëm sa bopp ah oui man de di joxe ay 5 non Sénégal moo soxla dañu soxla xeex gis ngeen lacrymogène gis ngeen dañu soxla ay masque dañu soxla yu bari pour protéger wu attaqué wuñu kenn mais on a le droit de nous protéger gis ngeen en Hong Kong bi ñuy manifester ak yeneen dëkk yëpp citoyens yi dañuy génne seen xaalis dem génne seen ay masques protéger wu contre les gaz lacrymogènes il nous faut acheter des centaines de milliers de masques pour protéger les gens qui résistent face à la dictature loolu xaalis a koy def au lieu ngeen ko yónnee ay ceeb ñu di ko lekk tëdd xeexuñu nañ jël xaalis boobu dagale ko Jiji ñu organiser rapidement une collecte gars yi def ci ay millions et des millions voire 1 milliard pour acheter du matériel et protéger les citoyens qui sont sur le front pour la survie de la démocratie c'est ça la vérité jënduñu arme jënduñu dara on n'attaque personne mais on a le droit de nous défendre quand on nous attaque on riposte on se défend on a le droit de nous protéger d'acheter des masques anti-gaz parce que gaz bi Macky Sall di utiliser lacrymogènes yi c'est pas des lacrymogènes conventionnels c'est des gaz toxiques qui tuent donc on va se protéger donc s'il y a des gens qui sont partants ngeen contacter Jiji ñu xool comment organiser ça rapidement voilà c'est le Sénégal moo soxla bu seen sëriñ si wootee ngeen joxe bu seen mbokk yi wootee ngeen joxe bu gàmm yi ñëwee ngeen joxe màggal yi ñëw ngeen joxe waaye bu Sénégal aayee rek kenn ku nekk wokk sa doq lay may parce que Sénégal du nit mënut a taxaw yàq leen lu ne bu Sénégal amoon làmmi ngeen xam dana leen yàq lu ne parce que Sénégal da leen a jur ba noppi yara dal yéenewu leen Sénégal dara waaye pare ngeen ci lépp lu Sénégal am ngeen taxaw wàcc seen wàll passeport am bi moo leen ko jox passeport bi nga tukkee Sénégal moo la ko jox carte d'identité bi Sénégal moo la ko jox sécurité bi nga am Sénégal moo la ko jox fu ñu la mën a wegee ci àdduna bi Sénégal moo la ko may pétrole bi ci géej bi ci Sénégal ak suuf si yëpp am nga ci wàll yaa ngi koy revendiquer de waaw li la Sénégal di jox dong ngay yëkkati ci sa kaw loo am Sénégal la waaye bu Sénégal naree na sax Macky Sall nar koo yàq démocratie bi ñu ne génneel sa 20 50 100 euros def ko ci pour ñu jënd ay masque pour mën a taxaw xeex jaamaarloo ñu bëgg a nangu réew mi fokkati ko nga ne déedéet awma ko 2 euros la am wala 1 euro nay nga Sénégal moom nay nga ci Sénégal waaye Sénégal moom moo lay defal lépp waaye yow yéene woo Sénégal dara ana sa patriotisme ana mu te loo am Sénégal la ko jox kon fu bu dara sedd ay Khalifa Sall bu leen ko déglu bu dara sedd laa la wax na fépp boy Pikine yëmbal autoroute bi suba bu kenn liggéeyee gannaaw suba paralyser l'économie bi yëpp na taxaw jeunes yi les femmes jigéen ñi jàmbaar ngeen que toutes les femmes sortent occuper les fronts les femmes bu leen ci bañ tëdd kaso bu leen ci dem na ñëpp dem ci kaso yi na kaso yi fees na prison yëpp fees nañ jàpp ñëpp def ci kaso yi mais plus ñu dugal ci kaso yi plus nit ñi di gën a génn na mbedd yi fees na fépp fees bu kenn liggéey képp ku liggéey bu waree oto na oto ba tàkk ku dugg ci kaaru Njaga Njaay dem kii na oto ba tàkk bu kenn génn ba keroog Macky Sall di abandonné bàyyi ñëw suñu réew